Kër Ndanane TV asalaamaaleykum ñu amaat mbégte loolu teewaat fii tey indil leen seen café show plus nee naa leen saa su ne rek nii lay demee waaye nag balaa ñuy xuus rek dañuy daal di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di sàkku si ñoom ñaan waaye di leen ñaanal bu baax a baax yàlla guddal seen fan. màggal Touba gi ñu jógee tamit ñu ngi ñaanal xalif général al Muntaxa yàlla guddal fanam. defal ko jàmm ak wér gu yaram gu sax dàq incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal ñuy santaat yàlla bu baax a baax dem màggal si jàmm dellu siwaat si jàmm donc ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax waaye duñu fàtte ñi nga xamante ni ñoo tëdd si lalu hôpitaux yi di ñaan yàlla rek yàlla fëgg seen bopp ba ñu dellu seen i njaboot waaye tamit du fàtteree ñu doxantu si prison yi ñi caabi féete ginnaaw yàlla def caabi féete leen kanam ci barke yonent bi instant bi ñu taxaw nag di wax ñu ngi yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un képp koo xamante ni ñàkk nga ku sës si yow rek wa illaa nga ñàkk koo xamante ni tey ji toog nga mu leer na ni ki nga ñàkk metti na lool ñu ngi la koy jaale di gërëm ñëpp di santaat ñëpp waaye nag bu leen fàtte abonné si sunu plateforme Kër Ndanane TV nee naa leen ñu ngi si YouTube bi waaye tamit Facebook Instagram TikTok donc loolu lu am solo la bu leen ko fàtte tey nag ma am mbégte loolu dalal sa non avant may dalal sax samay chroniqueur damay daal di dugg si samay sponsor ndax nee naa ñoom ñoo jàpp si émission bi ba tax na muy dem ku si mel ni Aquaterra nee naa leen ndox la waaye ndox mu sell la ndox bi gën ci ndox yi te neex na baax na ci yaram te li muy faj coono da koy wàcce waaye tamit kenn demul bàyyi sunu épice secret nee naa leen épice secret am na 3 façons yoo xamante ni am na bu jën am na bu yàpp am na tamit bu poulet donc daw leen ngeen ut ko te 100% bio la nee naa lépp loo xamante ni jigéen soxla na ko rek mi ngi ci te doo sonn si sa biir waañ donc mi ngi noonu ma am mbégte loolu nag dalal samay chroniqueur Dieng Saala nee naa moom moo yor lépp loo xamante ni moo jëm ci rubrique actualité people waaye tamit Maam Koumba mi ngi ci sama wet moom moo géré lépp loo xamante ni mooy actualité politique donc tey ñoom ñaar bu ñu ma sekkee mbégte laay am ndax xam naa ne bu ñu woyalee waxtaan bi contentement dafay daal di feeñ donc dama leen di bàyyi rek ñu nuyoo Dieng Saala. salaamaaleykum am internet Kër Ndanane TV yéen ñi safa baaxoo di seetaan seen site internet Kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance di nuyu ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax a baax mais kon li ko maman waxee rek sànq dañuy dem si hôpitaux yi mais aussi dem si tribunal yi képp koo xamante ni yaa ngi si xat-xat di la ñaanal yàlla jëlee la fa mais aussi di nuyu kilifa diine yi doxantu ba Touba di ziar xalif bu màgg boobu mais it duñu fàtte waa Tivaouane waa Ndiassane mais waa Cambérène aussi tamit di leen ziar bu baax a baax a baax képp kuy kilifa diine rek ñu ngi lay ziar mais aussi tamit ñu nekk si prison yi ñu ngi leen di ñaanal fi ngeen nekk yàlla bàyyi yàlla jëlee leen fa mais aussi tamit ka jàppale leen ba dootoo leen fa dellu si maman tey xam nga ne émission bi tey daa nar a neex. tey dafa nar a neex. ndax pello bi day jaar yoon waaye damay bàyyi Maam Koumba rek mu daal di nuyu wax internet yi nga xamante ne ñooñu doon seetaan. voilà auzu billahi mina sheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant di gërëm sunu wéjur yi di nuyu kilifa diine waaye itam di nuyu kilifa aada di am mbégte bu baax a baax macha allah ñëw ci seen émission bu mag bi nga xamante ne moom moo di Café Show. waaye laata loolu dinañu ko nuyu ñi nga xamante ni comme tàmm nañu ko ñoo feebar tëdd ci lalu hôpitaux yi suñu borom yàlla na fëgg seen bopp ba nu mën a dellu ci seen ay activité ñi nga xamante ni ñoo nekk ci néegi lëndëm yi sëgam njuumte moo leen fa dugal ñu ngi ñaan suñu borom génn leen fa te bu ñu fa génnee yàlla bu ñu def lu leen fay delloo incha allah yàlla nañu nekk ñu nga xamante ne ñuy amal humanité njariñ la ñuy doon noonu la ñuy ñaanalee ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir suuf suñu borom woyofal suuf si seen kaw yéegal leen ci barzaax yi gën a kawe incha allah rafetal suñu nekkin ba keroog ñu leen di fekk ji may am mbégte bu baax macha allah ci dalal bi macha allah gan laa nag maa ngi soog a yëg si Café Show mais néanmoins maa ngi woon si yeneen activité ci biir Kër Ndanane TV Maman Africa may kontaan bu baax a baax Papa Dieng bienvenue marhaba contentement macha allah donc mi ngi noonu ñu am mbégte loolu dalal Koumba si sunu plateau ak Dieng Saala donc dañuy daal di commencer si actualité people rek j'espère que nag indi nga ñu dose. waaw maman comme d'habitude rek dama xëy waaw dose bi dafay baax. tey moom ni nga yeewoo ça va très bien tey moom xam naa ne moom mooy loolu. da nga ñëw yëngal quoi. waaw mais aussi tamit nag xam rek ko ni nga ko faral di baaxoo rek di leen ko jox mburu mu tàng jër loo xam te ne day lakke. waaw fa tabaar fa kàllaahu macha allah ñu indi première kii bi information bi muy le marché central encore remporté par les femmes. encore beneen lakkati si marché yi parce que marché yi léegi lu muy lakk dafa bari. ginnaaw ba ñu jugee si drame ba ne nekk fële sa marché Gueule Tapée bu Cambérène boo xamante ni
marché Gueule Tapée bu passé asali du moins nga xam ne daa amoon benn dal bu fa daloon. benn dal bu daan woon si ay nit mu amoon ay mort ak ay blessé mais bii nii Ourossogui la xewee muy marché central bi nga xam ne dafa tàkkoon quoi. parce que tàkkoon nag lakk-lakk bu métti la amoon. waaw yi lakk-lakk yi xew na de Dieng Saala. non dafa garaaw métti na lool sax. waaw il faut ñu yokkaat rek li may wax chaque jour nee naa lépp loo gis rek vigilance da si baax. ndax ñoom dañoo war a saytu xoolaat. marché yi teg fa ay kii yu wóor daal yoo xam nga li nga wax dëgg la mais aussi xam nga daa am loo xamante ni foog ñu si bàyyi xel muy wàllum électricité yi ñuy def si marché yi. parce que da ngay dem lu ci mel ni marché Gueule Tapée boo xam ne bu Parcelles Assainies seen électricité bi ni mu mel seen courant bi et tout ça day am ay yenn affaires yoo xamante ni c'est facile pour mu am lakk wala mu créer benn lakk wala dara ñu si di si bàyyi xel bu baax a baax mais maman man ba ma jugee foofu damay jàll directement si sport parce que xam nga ni donc préparation coupe du monde bi mi ngi ñëw donc sunu jàmbaar yi sunu lions yi waaw ñuy waajal ñaari match donc ñu war koo amal mais aussi gannaaw ba Aliou Cissé indee listam bi dafa am ay forfait gannaaw bañ gisee Kayta Diao ba da nga xam dañ ko aj pour faute de dopage antidopage ñu aj ko depuis ñu aj ko 5 mois donc du fekkee coupe du monde bi mais daf tamit dañ ko Aliou Cissé da ko convoqué woon ci préparation coupe d'Afrique bi donc Habib Diallo moo koy remplacer. Habib Diallo gannaaw loolu tamit ñi ngi dégg ne Noah Fadiga muy doomu Fadiga bi dafa blessé. depuis boobu la jotaguñ amaguñ ci information bu wóor parce que ba xam dina football si ñaari. doomu Fadiga dafa war a football. waaw mu ngi naan Noah Fadiga benn joueur la doomu Fadiga. waaw donc Aliou Cissé pour sa première sélection mu convoqué ko mais match ba mu doon amal barki démb dafa blessé. donc ba léegi xamaguñ ba xam dina ñëw répondre convocation bi wala ba xam dañ koy forfait moom it. waaw loolu daal nañ jot a amagum mais si wàllum sport bi. mais su ñu ñëw si màggal gi xam ngeen ne màggal gi fa tabarakallahu macha allah neexoon na lool. mais aussi tamit nag dañuy dem bi ba Italie. te suñ demee ba Italie dañ fay jël di rek xam nga waa Kër Ndanane TV fa tabarakallahu macha allah fu ne nañu ne ñoom moom fépp boo xam te ne si diaspora bi day am ñu leen fay teewal tey dafa liggéey bu am solo. mu amoon benn. kuréel bu baax boo xamante ne fa tabaarkalla def nañ fa gàmmu boo xamante ne dafa mucc ayib te c'est à saluer maman loolu dafa am importance nit ñi di leen teewal si yenn yu mel noonu. ci yenn yooyu dëgg la foofu sax dama si daal di sax ndax nee naa lépp loo xamante ni diaspora woote naka te sénégalais yi fa nekk jotuñu màggal si te toog nañ foofu. waaye tamit manqué wuñu fii. voilà ndaxte lan la ñu waroon dund fii yëpp dund matal nañ ko foofu ba tax na même sunu équipe Kër Ndanane TV ñoo dem foofu daal di leen couvrir donc ñoo manqué wuñu dara. léegi diaspora day mel ni rek yaa ngi Sénégal ba tey waaw ndax doo fa manqué dara donc loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax wax ki rek nañ gën a jàpp téye foofu si lay gën a baaxee. mais aussi tamit nag ñu noté fi benn mobilisation forte boo xamante ni tamit si waa Kër Ndanane TV dañ def fee ca Touba. nga xam ne dem nañ si këru diine yi dem nañ si kilifa aada yi mais aussi tamit nag xool nañu taalibe yi ni ñu toogee xool nañu taalibe yi ni ñu waajalee màggal gi et tout ça dem xool tamit ñi doon joxe wàllum loo xam te ne lépp si social def nañ ko fa tabarakallahu macha allah loolu lu am solo tamit sax fi nga duggee noonu dafa am solo ndax damay profité waale rek di nuyu koo xamante ni daf ñoo jàppale ci màggal gi bu baax a baax muy Babacar Faye nee naa kooku day yëngu ci wàllum oto ndax biñu demee ba suñu oto paan am problème paan moom moo jël oto rek jox ñu ko ñu di si dox suñuy course yëpp fu ñu jëm moom moo ñu yóbbu kooku Babacar la nekk fee ca Bambilor ñu koy saluer bu baax a baax di ko nuyu passage nee naa moom moo yor oto yu baax yi day def vente en même temps location. waaye clim yi ci nekk tamit dafa doy waar. ñu ngi noonu donc kooku dañ koy remercier bu baax a baax rek di wax ñëpp rek ku si soxla oto location mën nga dem ci moom. di jaaree foofu rek di gërëm tamit Dieng Saala ndax nee naa yow tamit sa jabar bàyyiwuñu benn yoon ndax dañ demee téye nañu teral nañu donc loolu il faut ñu wax ko. kookoy première dame kooku loolu waree fam la. ma koy nuyuwaale de passage moom tamit madame Dieng Saala. ñu ngi lay nuyu di la remercier bu baax a baax yaa sa famille yëpp nag bàyyiwuñu kenn. Dieng bu fekkee ni actualité jeex na ñu jàll si. waaw xam nga boolu léegi dañuy jàll ci wàllum politique. dugal Ndoye Marie Maram Ndoye. borom fukki penc yeeg ñaari. mu ngi noonu. macha allah ñuy kontaanaat bu baax te di lay rafetlu seen liggéey bi nga xamante ne jot ngeen ko def ci màggal gi. macha allah rafet nañ ko bu baax ak Kër Ndanane TV mi nga xamante ne moom mooy la chaîne de l'élégance tey bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy actualité politique
ah tey moom politique bi xaw na xumb. xaw na xumb temps yi xumb na lool macha allah moo dominé actualité yi fa jamono ji moom. mu ngi noonu tey ñu gis Sénégal depuis mën nañu wax 2019 amul li nga xamante ne moom moo di premier ministre. président de la république def li nga xamante ne moom mooy remaniement ministériel. ki nga xamante ne moom moo di Amadou Ba ñu tabb ko mu nekk premier ministre du Sénégal. waaw nous savons voilà nous savons tous pertinemment que moo fi nekkoon li nga xamante ne mooy ministre des finances moom Amadou Ba. ñu tabb ko li nga xamante ne moom mooy premier ministre. tey mu nekk lu nga xamante ne xaaroon nañ ko wala xaaruñu ko woon ci ministre bu bees bi nga xamante ne amee nañu ko. ay changement jot na am également. ndaxte am na ñu bari ñu nga xamante ne am na ñu maintenir seen ay postes ministériels. am na ñu nga xamante ne nii génn nañu ñeneen dugg ñëw gane si. muy lu nga xamante ne nii créé na ay débat yu xaw a sakkan. waaw loolu moom xam nga ministre Amadou Ba bi bon. xam nga ñu bari ñi am na ñoo xamante ne bett na leen am na ñoo xamante ne bettu leen. parce que Amadou Ba boo xoolee ba à part ba mu jógee ministre des finances dafa jóge dafa jaaree. ñu yóbbu ko ministre des affaires étrangères. donc. gars yi nag ñu ngi ko doon xaar nag ba xam dinañ ko fal premier ministre wala parce que à part ça njëkkoon naa laaj maire de Dakar Macky Sall weñ loxoom mu laajaat tamit président assemblée nationale Macky Sall xam naa nag tamit loo xamante ne mais lépp lu ci mënti am rek na doon loo xamante ne ñun sénégalais ñoo si bénéficié wu waaw na doon ñun loo xamante ne ñun sénégalais ñoo si premier ministre baax na est-ce que war na ko ut wala ñun loolu xooluñu ko xam nga nañuy xool li mën a jëmale Sénégal ñu mën koo dem c'est ça très important loolu mooy daanaka li ci ëpp importance parce que bu ñu waxee bu ñu ko waxul ñun ñëpp société sénégalaise lu mu amee développement moo ñu gënal te bu ñuy wax développement waxuñu benn façon développement bu dul développement bi nga xamante ni c'est inclusif ça va concerner tout le monde tey ñu gis également ku ci mel ni ministre du sport ñu changé que muy Matar Ba changé nañu ko doy na waar de pour la première fois ki nga xamante ne moom mooy Yankhoba Diattara voilà muy ça crée des débats quand même. waaw parce que créé na débat bu rëy bu nga xam ne boo xoolee bu ñu defee jàngat rek bu ñu delloo ci ginnaaw boo xoolee defe naa ba mu remplacé Malick Gakou ba léegi. donc moom moo ko yor mais aussi tamit nag mu bokk ci ministre yi gën a compétent ci nguuru Macky Sall. je pèse bien mais moom mu bokk ci ministre yi gën a compétent ci wàllum infrastructure ci wàllum trophée et tout ça parce que tamit gis nga ba mu ñëwee ba mu fi ñëwee ba léegi am na yenn problème yoo xamante ne ñun sénégalais yi loolu lañ doon kaas et tout ça ak yoo xamante ne dañ ko mooy wax loo xamante ne muy problème mu prime gën nañ koo kaas muy problème d'hébergement dem di football amuñu hôtel bu ñu nekk et tout ça ba gën nañ koo kaas mais aussi tamit mu am ay infrastructure yu am importance yoo xamante ni tamit teg nañ ko fi lu ci mel ni wàllum arène nationale ñaata at ñu koy amuñu ko wàllum olympique arena xam nga at ci wàllum suñu stade boo xamante ne nga xam ne bijou la waxuma la Afrique rek waaye bijou la ci bokk na ci stade yi gën a baax ci monde bi donc loolu buñ ko waxee ak buñ ko waxul également ci nguuram ci la ñu amee Coupe d'Afrique c'est ça kon mu doon loo xamante ni moom daf ñoo réussir quoi donc loolu bon ñu wax ko ñu bañ koo wax suñ ko jëlee foofu nañu xam mais je suis tamit nag bu ñu xoolee ba xool tamit Macky Sall mooy nguur mooy buum bi kon ni ko war a di waxee li ma gisoon jeg Sall mooy que ni nee nañ la nga defoon ba mu jik la bu ko bàyyi comme amoon nañ sunu ministre des sports boo xamante ni teewal nañu fi te affaire yaa ngi doon jaar yoon Coupe d'Afrique bi ñëw na lu ñu laal mu yomb te Coupe d'Afrique Coupe du monde lañ jëm pour man mënoon lañ bàyyi noonu bañ a changé ko sama gis-gis donc parce que parfois changement day indiwaat defaraat dëgg la ndax boo changé tey su ministre bi tegaat ko fa tey ñëw balaa Coupe du monde yeneen changement mooy amaat donc mënoon lañ bàyyi loolu ba suuf Coupe du monde yéex yëpp passé ñu doog a def xam nga côté boobu man fi may waxee sànq rek mooy gis nga maman lii indi coupe wala li c'est vrai que ni ministre si la bokk sànq maa ngi koy wax rek gis nga en 2021 bii ñu doon def coupe d'Afrique bi bañ demee ba benn campagne ci coupe d'Afrique bi daa am campagne électorale bu fi amoon boo xoolee ki ci mel ni Matar Ba nekkul woon Cameroun ki ci mel ni Augustin Senghor nekkul woon Cameroun ku ci mel ni premier vice président muy monsieur Sow nekkul woon foofu tamit donc mu doon loo xamante te teewul Sénégal jël na coupe d'Afrique xam nga ministre des sports day am link ak fédération sénégalaise de football mais lépp lu ci mënti am rek nañu ñaan loo xamante ne mu doon loo xamante ne ñun daf ñuy jëmale kanam mais pas lu ñuy delloo ginnaaw. dëgg la loolu la de léegi Kumba muy lu am solo également man nag yi fi jot a jàll yëpp bari na
mais ak bi nga xamante ne sénégalais yi dañ koo amee ci li ñu ko jëlee Matar Ba je sais pas nag xaw ma ban relation familiale la sénégalais yi am ak Matar Ba mais c'est extraordinaire. non da lay indil coupe rek voilà ñoo xamante ne bañ ko yàggee xeex dañ koy daj jooy nañu yuuxu nañ def nañ yàlla picc yi def nañ tout nga niñ ko gars yi di waaye mais aussi ba mu ñëwee rek comme nga xam nga yàlla def na ci xéewal donc muy doon koo xamante ni ba bis bi fin du monde du mës a jóg si xelu sénégalais yi. am nag sénégalais yi benn affinité boo xamante ne moom c'est extraordinaire. c'est ça macha allah ñu gis ba tey si le remaniement ministériel bi 38 ministres jot nañu ko am. waaw te très souvent damay dégg ñuy wax di parité. waaw mais 8 femmes rek laa gis ci. ak 8 jeunes ak 8 ñoo xamante ne waaw loolu de parce que xam nga tamit nag gis nga am na lu bari loo xamante ni moo indi woon débat tamit ci wàllum parrainage yu kii bi élection législative bi si wàllum parité bi mais je sais tamit nag gis nga parfois suñu politiciens yi xaw ma la ñuy def mais dañuy xaw a nax gars yi quoi parce que mënoo wax ni parité la ba pare si 38 ministres nga jël si 8 femmes yaakaar naa tuuti mais daal na doon loo xamante ne daal xam naa jigéen ñi ñu ngi koy kaas mais lépp lu ma wax rek kon li may wax rek moom na loo xamante ne moo ñuy jëmale ca kanam daal. c'est important léegi nag jigéen ñi nañ fi jaaree nag amee conscience parce que bu ñuy oote xuloo ñoom la ñuy woo. ñoom la ñuy woo dëgg la ku si mel ni maa ngi bëggoon asu ñu fal ko ministre de la femme. pourquoi pas. waaw man war naa mën a ne de. léegi lu tax daal di dem ba si ab si yow ministre de l' agriculture laa lay yóbbu. parce que xam naa ne la ngay lekk fa xale. macha allah. xam naa su ma ko yóbboo ministre de l' agriculture dina ko jëmale parce que dafa xam mbir mi. bu boobaa doo ko rëccu ndax kër gi dëkk bi moom dina am koom-koom bi moom dina xam la cee wóor. macha allah. mi ngi noonu borom café show yow dama la cee wóor yow ndaanaan nga. donc mi ngi noonu. waaye nag Kumba. waaw bu ñu gisaatee également ci actualité politique ba tey fa la ñu nekk di wax. ku nga xamante ne moom mooy Barthélémy Diaz. procès bi ñu nga xamante ne ñu ngi ko jàppaat ce mercredi ci mu nga xamante ne dina indiwaat beneen agitation ci waaw xam nga procès boo xamante ne xam nga procès boo xamante ne depuis 2012. depuis 2012 ba léegi. ba tey la 2022 10 ans. ñaata at. xam nga gars yi il faut ñu conscient il faut ñu xaw a conscient tuuti parce que gis nga lépp loo xam ne loolu yëpp manipulation la. parce que bu ñu ko bëggoon a defar mu jëm kanam dañ koy def mu ngi koy dox mu jëm kanam mais aussi tamit nag loo xamante ne depuis 2012 si loo xamante ne dafa yitteel Sénégalais nag. parce que dalul n'importe qui. te paradoxe bi am ci mbir bi mooy dafa mel ni dafa am benn mois opportun boo xamante ne à chaque fois c'est la ñuy calculer les choses voilà la ñuy duggee comme si ay damier la ñuy yor daal di ko teg di teggi ci société bu nga xamante ne ce que vous ne comprenez pas mooy lépp politique calcul la lépp luñ ci def rek calcul la ñoom doxuñu xam nañ ni ñuy doxale mais aussi tamit nañ ci war a nekk calcul bu nga xamante ne ça doit être dans l'intérêt général surtout ça mais est-ce que ñoom xamee nañ ko noonu loolu mooy problème bi actuellement nii yaakaar naa ni ñëpp dañuy bosse pour leur propre compte donc kañ la fiy jógee xamuñu mais ñuy ñaan yàlla rek yàlla def si wis si ndox mu sedd bi dafa ñu jàmm loolu daal yaakaar naa ni actuellement nii temps bi mi ngi ñuy xaw a xoj donc dañuy daal di dem balaa sax ñuy dem il faut ñu souhaiter un très bon anniversaire à Lamine suñu technicien bu mag boobu nga xamante ni moom mi ngi ci kër gi vraiment gérer équipe technique bi di ko jaarale ci yoon muy moom tey le 19 septembre le 19 mooy borom le 19 mooy borom le 19 ñu koy souhaiter un très bon anniversaire yàlla defal ko jàmm surtout la xéwal bu saawaan baawaan yàlla bàyyi ko fi nag muy wëyal liggéey bi rek mu defal ko si ndam nag ndam yu kawe loolu lañ koy ñaanal waaye nag comme temps bi fi mu toll nii mayuñu ko damay daal di bàyyi rek ngeen daal di tàggatoo internet yu ñu doon seetaan ndax li duuf si nag bi yëpp xajul si tin bi waaye liy ñëwaat mooy dàq incha allah non beneen yoon mooy dàq beneen yoon fa tabarakallahu macha allah la ñuy gën a yëngal gësam mais aussi amoon contentement ak mbégte teewandoo ak yéen fii si l'émission phare mais l'émission boo xamante ne fa tabarakallahu macha allah moo leen di bégal di ñu bégal muy Café Show mais aussi di leen jox rendez-vous prochainement ak yeneen yu bees tàq mama waaw Dieng Sall nee naa la fi mu toll dañoo xaw a jógee Touba xaw a sonn coono bi dugguñu moo waral mais xam naa si tey rek da ngaa yaru nag moom xaw ma nu fa dina yëngal gësam loolu tey dama coonaa ma jàpp moo tax na yaru bi donc Kumba dama lay bàyyi nga tàggatoo internet yi ñu doon seetaan voilà ñuy jaajëfal encore une fois mbokku internetu Kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance
di leen di kontaane di profito également di wax happy birthday ak ki nga xamante ne moom mooy Lamine macha allah jàmbaar lan daanaan la juddu ci weeru star weer yi muy septembre oui moom daanaan la weer yi baaba noppi rek macha allah di leen di jaajëfal bu baax a baax juste di leen wax ki jaar ci sañse bi MD2 consortium la fii nga xamante ne moom moo di Tëngéej bu leen ñëwee rek incha allah dina leen defal yu xeetu baax yu ni mel di kontaan bu baax a baax di leen jaajëfal également donc mi ngi noonu may remercier samay chroniqueur bu baax a baax amoon mbégte loolu dalal leen fii si suñu plateau Café Show Plus waaye nag nee naa leen du ma fàtte leen yoon Aquaterra sunu sponsor leader ak épice secret mu baax si waaju jigéen loolu donc mi ngi noonu dañuy daal di dugg régie génnaat. mais balaa ngaa dugg la ci DG Lotis nee na jox ko mu xool. moom it mu nee na ko ñu jox ko mu dégg ko mais man dama naan ko man su fekkee rek la ko jox dama siy ñam danga may invité. waaw amul problème léegi dañ koy jox benn mu togg daal di ñuy invité ñu ñëpp. non waaw loolu la wala duñ ko jox daal. loolu lay demee kon ñu dugg pub daal di. Aquaterra, si pure, si légère. Aquaterra ndox mu sell la bu ñu defaree fii ci Sénégal. may remercier waa régie bu baax a baax donc mi ngi noonu yéen a ko gisandoo muy eau Aquaterra donc daw leen gaaw a ngeen ut ko ndax baax na ci yaram aussi te légère na donc mi ngi noonu. ma amoon mbégte loolu nag di remercier Dieng Sala mi fi jóge moom mi nga xamante ni moo yor lépp lu jëm ci actualité maa ngi koy remercier bu baax a baax waaye tamit fàttewuma ki nga xamante ni moom mooy Mame Koumba moom mooy yor lépp loo xamante ni lu jëm ci wàllu politique la ma leen remercier bu baax a baax waaye nag di amaat mbégte loolu recevoiraat si sunu plateau Café Show Plus Lukaar moom moo yor wàllu rubrique invité spécial tey nag mu dalal si sunu rubrique invité spécial koo xamante ni ñu ngi koy woowee Giral donc tey ñu am mbégte loolu dalal ko si sunu plateau dama leen di bàyyi rek ñu daal di nuyu wax internet yu ñuy seetaan Lukaar maa ngi lay nuyu. moom Africa maa ngi lay fay naka tey. ça va nii yaa ngi si jàmm maa ngi sant yàlla loo lekk tey. li ma lekk kay fi mu toll nii lu ma jëlee Touba moo reesagul ba tey. moo reesagul daa mel ne loolu la. am internet Kër Ndanane TV ñu ngi leen di jaajëfal et ça fait plaisir ñu ñëwaat ci plateau Café Show Plus ci li nga xam ne mooy mardi bi di am mbégte di wax internet yi ñuy gën di suivre en même temps di abonné di partager li nga xam ne mooy suñu chaîne YouTube Kër Ndanane TV Maman Africa loolu laa doon nuyoo tey. donc Lukaar ñu am mbégte lool dalal la si suñu plateau Café Show Plus waaye damay bàyyi rek suñu invité Girel mu daal di nuyoo internet yi ñuy seetaan. donc waa Kër Ndanane TV maa ngi leen di ziar di leen wax jox seen wàccuwaay maa ngi leen nuyu Lukaar am mbégte ñëw fekk leen fii di ñaan aussi lépp lu ñu ñaan ci màggal bi yàlla na ko yàlla def xéewal pour Sénégal di leen encourager aussi si seen initiative bi yàlla na entreprise bi yokku ba ngeen yokku voilà. donc ñu lay remercier bu baax a baax nee naa leen saa su ne rek ni lay demee si seen émission Café Show Plus ba tax na rek damay def na ma daan def rek bàyyi Lukaar ak invité du tere nag maa ngi fii di bàyyee xel waxtaan bi lu ma ci war a sànni rek ma sànni ko ci. d'accord loolu moom sa mënil la dama la koy bàyyi ci kaw loolu ginnaaw yéen ñi nga xam ne yéen a suivre tey ñu am mbégte dalal ki nga xam ne mooy Guirène Diène moom mi nga xam ne moo nekk coordonnateur bi nga xam ne mooy plateforme développement et durable bu commune de Mbao donc tey ñu am mbégte dalal la suñu plateau Guirène ginnaaw bi nga nuyoo ci mbokku téléspectateur Kër Ndanane TV dañuy ñëw ci plateforme bi nga xam ne moom ngeen teg depuis boobu te nga nekk coordonnateur bi depuis bi ngeen commencé ba léegi yan évolution la am. waaw ñu ngi lay gërëm d'abord ci li nga ñu invité encore une fois donc plateforme bi mën naa xam ne mu ngi judd le 10 juin 2020. booba ñu ngi ci biir crise Covid bi. d'accord. boobu ak léegi nag kuréel yi nga xam ne ñoom la dajale muy association yu bari yu nekk ci biir commune Mbao moo xam ci ZAC bi la moo xam Kër Mbay Fall moo xam Grand Mbao boobu ak léegi nag li ñu njëkk a taxaw mooy problème mu forêt classée bi. bëggoon ko déclasser loolu je crois que jàpp nañu ne mu ngi suñu gannaaw. bien que affaire politique moom. da ngay gëm a benn bët waaye bul nelaw. loolu moo tax ñu am taxawaay boo xam ne muy continuer ci lépp loo xam ne ni day laal. commune Mbao ci wàllu environnement notamment marigot bi ak yeneen yoo xam ne dinañ ci wax ci kanam. d'accord donc loolu mooy avancement bi ñu ci mën a wax mooy tey
liñ doon taafantaloo ñàggi ci forêt bi ay hectares tey Pikine jox nañ leen 4 hectares yoo xamee ni war nañ fa mën a def extension li nga xam ne mooy seeni sëg loolu moo gënoon a déclenché wala moo nekkoon sababu naissance su li nga xam ne mooy plateforme bi mais boobu ak léegi bàyyi ñu ngi ci yeneen question yoo xam ne question yu am solo la pour commune bi. d'accord ci forêt classée boobu yan menace la mën a apporter en fait. bon menaces yi mooy dañu nekk ci zone boo xam ne dafa bëri pollution. donc mbëbës xëy na temps yi gars yi ngi koy jéem a régler. mais li jëm ci pollution industrielle les ICS notamment ak yeneen entreprises yi. bu fi garab yi nekkul woon tey doon na gën a metti pour ñun bien que tey ji la wàllu gën a ay ci wàllu pollution. donc garab yooyu jële leen fi mooy gën a accélérer. li nga xam ne mooy feebar. pour askan wi loolu moo tax ñu ne menaces yi fi nekk ba léegi mu ngi fi parce que dégg nañ temps yi passé ñu ne am na lu ñu wëral ay barrières ci booru Petit Mbao ci booru centre épique bi bon bu fekkee ne pour protéger forêt bi la xayrul mais dañuy ragal ne problème hypothèque bu ñu doon wax année yële passé mu nga fa ñuy xalaat gars yi ba léegi dama yaakaar ne daal bàyyi ñu forêt bi mais nag bu soobee yàlla dinañ ci xam dara fekk fan yi néew ñu ngi veiller pour que ñu bañ ko laal. d'accord ci par rapport ak ICS boobu nga xam ne moom nga jëlee dañuy gis population Petit Mbao dañuy gis des fois am na ñoo xam ne seen jëm bopp dañuy am ay maladies ci par rapport ak pollution boobu di ñëw. waaw mais ICS man yàgg naa ko wax maanaam xam nga boo demee dans les années 80 dëkk bu ñuy wax Inde. amoon na catastrophe bu ñuy wax Bhopal. ay ñaar téeméeri junniy nit faatu woon ci. bon fii nag nit ñi xëj na am na ñu si faatu nag Petit Mbao il y a quelques années loolu lu wér la. mais mën naa wax ne déegi déegu gu silencieuse la maanaam ni muy ñëwee di faagagal nit ñi duñ si rendre compte moo tax ñu yàgg wax ne ICS depuis mu nekk industrie chimique du Sénégal di manipuler li ñuy wax ammoniac population yi ils sont en sursis wala ils sont même en danger de mort. te ci kaw danger de mort da ngay gis ne même sax jigéen boo xam ne day ëmb sax ammoniac boobu am nu muy demee sax mun naa ne day avorté waat ci saa si. waaw mais boobu loolu am na même ñi nga xamee ne aussi dañu war a toll ci am doom moo xam góor wala jigéen da leen di affecté. problème vision élèves yi dañ koy am. ci gàttal daal li ñuy ñaan daar mooy unité bi traité ammoniac bi. ñu jëlee ko fi quoi ñu bu ko Daaru Xuddoos wala ñu bu ko fekk. yéen daal seen solution mooy que ICS ñu jëlee ko fi quoi. pas ICS dans sa globalité parce que bi mu nekkee société industrielle des engrais du Sénégal il y avait pas de problème. mais depuis que ñu modifié ko muy manipuler ammoniac. ammoniac boobu laa ne amul place foofu parce que day sonal nit ñi rey na gàncax gi mais day yàq géej gi aussi. donc nekkul du loo xam ne ni avantage la te terewul Sénégal tey la ñu gën a am problème engrais c'est contradictoire quand même. d'accord ñu dugg ci biir ZAC-BA par rapport ak li nga xam ne moo jëm ci balkanisation boo nga xam ne mu ngi fa am donc loolu noonu lan nga ñu ci mën a indil. waaw mais je pense que am na benn décret bu ñuy wax le décret 92/1035. du 30 juin 1992. moo délimité woon commune bu Mbao. D'accord. Après nag la ñu ñëw ci li ñuy wax les communes d'arrondissement. donc limites yi c'était très clair. mais gis naa ne tey nguur gi ci boppam. décret moo andi woon loolu. mais nguur gi ci boppam mooy violer décret boobu. donc gisuñu lu fi changé lu tax. quartier yi nga xamee ne ñoo topp tey côté Cyprès 5 Cyprès 6 autant pour moi tiré ñëw presque vers HLM. ñu jël leen féetale leen ci fi nga xamee ne mooy Rufisque Ouest. ce qui n'est pas normal parce que la ZAC de Mbao la ñu wax. donc tur bi quand même dafa am lu muy wuyoo. loolu nag problème li ñu ci am mooy toujours boo xoolee ay calcul politicien. D'accord. parce que bi ñuy dem à la ZAC en 1996. D'accord. moment boobu y avait que CAPEC. te am na fu mu délimitation fu mu yemoon. tey ñooñu ñëpp dañ leen jël tey après 25 ans ñuy dund foofu. ñu beddi leen. jël leen taf leen ci Rufisque Ouest. te foofu du seen cosaan. mais est-ce que gis nga ne par rapport ak gis nañ ne taux de élection locale bi gis nañ ne wàññeeku na au niveau de ZAC-BA parce que par rapport ak dagg bi nga xam ne wàññi nañ ko au niveau jël yenn parti bi yóbbu ko ci biir Rufisque. waaw mais loolu mooy li may wax dama ñëwaat ci calcul politicien xam nga. gars yi ndoxu gaal lañu quoi dañuy tourner à gauche à droite en fonction des aléas. mais loolu ñun population yi duñ ko nangu. moo tax ñu ne balkanisation. ça veut dire ce que ça veut dire. maanaam pàcc yooyu. ñu arrêté ko waaw bon Oumar Gueye moo doon def dogotee xaw ma la ñu daan wax. mais tey bon waxoon naa ko waa Mbao bu ñu jógee ci yow di nga ñu abal bon tant pis pour lui. parce que il faisait un peu la tête dure lu nekk mu ñu koy teg. ci marigot bi comme ci problème mu projet boobu mu gàdduloo waa ANAT.
ñun d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg te dinañ taxaw auprès de nos frères yi nekk à la ZAC pour que Mbao ñu delloo ko ay limites yi nga xam ne mooy ay limites naturelles yi nga xam ne moom la ko administration bi joxoon. D'accord ñu delluwaat tuuti ci marigot de Mbao on voit que au niveau de commune de Mbao vous avez un maire qui boo xam ne actuellement c'est l'ex-ministre de l'environnement muy Abdou Karim Sall yan rapport yan taxawaay la am ci biir li nga xam ne mooy seen plateforme développement durable bi nga xam ne moom ngeen taxawal biir commune de Mbao. Bon Abdou Karim à chaque fois en tant que maire ministre aussi parce que day garde titre bi dañu mas di jëm a jox ak moom dialogue. mais xëj na moom moo comprendre ne ñun partenaire la ñu. D'accord. Bon c'est dommage d'ailleurs parce que c'est une perte pour Mbao mën naa ko waxee noonu parce que ministre bu nekk ci gox bonus la. noonu laa ko mën a comprendre. donc maa ngi koy encourager mais di wax ne aussi ñi ànd ak moom tey lañ war a gën a mën a taxaw def loyauté ak solidarité pour moom. mais pour cëslaayu li nga xam ne mooy marigot bi. franchement gisuñu si lu ci avancé. waxoon nañu ne dañ koy profiler waxoon nañu ne dañ koy gradé du moins dragué. mais loolu yëpp li ci nuyoo daal neexul. moo tax ñuy désespéré. di wax ne aussi comme au niveau du projet 2. 15 milliards yooyu ñu mobilisé au niveau de Kër Massar. njeexital bi mooy ay bassins yu ñu def ci fi nga xam ne mooy forêt classée bi. mais loolu quartier yi dañ ciy loru parce que loolu bokk na li nga xam ne ñàkk aménagé dex gi. ndox mu trop plein d'eau boobu moo delluwaat ci quartier te ren Mbao dafa sonn ci li nga xam ne mooy inondation ñu wax ne nag comme 15 milliards yooyu ñu utilisé woon ak Kër Massar dañ ko jaarale lu ñuy wax mbeddum Bonne Sarr noonu laa koy tuddee maanaam détournement d'objectif ñun nag dañuy yuuxu pour que 80 milliards yi nga xamee ne tey mobiliser nañ ko pour aménager marigot de Mbao bi ñu fexe ba ñu def ko fañ ko war a def beneen bi ñu ciy dolli mooy plateforme bi dama koy wax maire bi mu jàppee ko noonu ñun dañuy ñëw pour taxawee pour commune bi je pense que moom daf ñu war a mën a utiliser sax wala mu nekk en partenariat je retire le mot utiliser plateforme comme levier boo xamee da koy taxawal ci li nga xamee ne si la ñu jëm loolu li ma ciy wax mu leer mooy nañu concerté wu ak ñun pour ñu wax ñu suba bu ñu bëggee defaraat réhabilité dex bi ñu fexee ni ñu si boolee parce que loolu mooy tax suba Mbao génn ak li nga xam ne mooy inondation te Mbao aussi war na am li ñuy wax un plan d'assainissement global parce que Mbao mënul nekk château d'eau ndox yu salté yi te Mbao gi koy recevoir ndox yu salté yooyu Mbao amul li nga xamee ne mooy plan d'assainissement loolu vraiment c'est une aberration mais par rapport ak marigot bi gisoon nañ si tournée yi nga xamante ni Leuz Diwane ci mi ngi ko doon def te booy xool dafa basé wu woon ci li nga xamante ni mooy marigot bi te boobu ba léegi est-ce que am na ay amélioration wala ba tey amoo leen si satisfaction bon amul amélioration mais duñu découragé moo tax ñu ne nañu associé ñëpp ñun mënuñu toxu foofu lañu dëkk mais aussi marigot bi dafa am cosaan dafa am histoire donc tey dañu war a jubale population yi ak marigot bi marigot bi waratul nekk un problème mais dafa war a nekk une richesse loolu moo tax ñu wax ne loolu ñu ci def yëpp muy sport ak ay aménagement dañuy wane beneen jeexital bu marigot bi mën a am maanaam fexe ba mu bañ a nekk fu ñuy déposer ay mbalit ak fu ñuy def ay ndox yu salté parce que à l'image de ce qu'on a à Rufisque ay canaux yoo xamee ni ay ndox usé moo ci nekk ñun vraiment ñaanuñu yàlla loolu dañu bëgg ndox yi balaa ñu koy bàyyi sax muy dem ci fi nga xamee ne mooy ci marigot bi ñu traité ndox yi parce que 2022 lañ nekk waaw Mbao jom bu ñu am loolu am changement tuuti ci kaw loolu ñëw ci impact bi nga xam ne infrastructure bi nga xam ne terre bi amal na ko au niveau de commune de Mbao ci côté route bi en même temps ci côté population bi loolu noo ko jàngatee bon man gisuma à part terre bi en tout cas investissement bu am solo la bu baax la ci développement mais xëy na ñaata la jar loolu moom du ma ci dugg quoi mais li may wax mooy impact boobu mu am malheureusement gisuma li ñuy wax responsabilité sociétale des entreprises loo xamee ni waa APIX wala ñi def terre bi def nañ ko pour population yi wala ñu embauché fa ay nit ak yooyu ñoo xam ne nekk ci zone bi nga xam ne mooy zone Kër Mbaye Fall Mbao mais beneen bi aussi de la violence maanaam tey boo gisee les passerelles mais loolu ku am 65 ans wala 50 ans jëm kaw mais mënoo ko utiliser ma je pense mënoon nañu ut ay passerelles wala ay nan laa ko ay passages souterrains yu gën a adapté mais sinon mën naa wax ne c'est une violence violence boobu violence bu gratuite la en dehors du fait que andi na ay problèmes yu bari au niveau de Kër Mbaye Fall Kamb mais leneen li ñu ciy waxaat aussi mooy loolu yëpp boo ko boolee njeexitalu ndox yi jóge ci terre bi jëm ci marigot bi te marigot bi kenn aménagé ko loolu tey mooy accélérer li ñuy wax érosion côtière maanaam tey patrimoine immatériel de Mbao muy quartier
cosaan yi tax ñuy wax Grand Mbao Petit Mbao tey li fa des as néew géej gi mu ngi koy yóbbu parce que dañuy sotti ndox bu bari ci dex gi te dex gi kenn defaru ko quoi. lan nga ñu mën a wax ci baie de Hann bi. baie de Hann loolu moom c'est une catastrophe. damay plagier un peu Amary Seck mi doon wax ne baie de Hann benn jaan la. maanaam tey genn bi mooy pooru Dakar mais bopp bi mooy Petit Mbao. te jaan buy màtte defe naa bopp bi fa la ñuy màttaatee. donc seen station d'épuration bi ñu bëgg a tegal foofu. amul fa place xaju fa. d'accord te dañuy dépolluer Hann mais dañuy polluer Mbao. ba pare dañu na fas yéene ñëw perturber li nga xamee ne mooy l'environnement marin. parce que am na benn sea line bu ñu bëgg a def foofu. mais gis naa ne ndox yu salte yooyu ñuy fas yéene delluwaat ci géej gi. du andi njeexital bu baax je pense que waroon nañu am foo xam ne fa lañ toll tey en 2022. ñu xool ndox yooyu na lañ koy régler te foofu. dañuy interpeller le nouveau ministre de l'environnement. toutes ces entreprises là yi nekk ci tracé bi. dañu war a am dispositif buy traiter ndox yi balaa ñu koy bàyyi. mais loolu tey gis naa ne defuñu ko. donc certification 13060 war na mën a am ci entreprise yooyu. loolu waa Mbao mën nañu wax ne bu ñu nee station bi dañ ko fiy def. mooy Petit Mbao nañ ko reyee ci carte bi. ñi fa dëkk tey bu weesoo li leen ICS di def. comme pollution di leen bëgg a rey. loolu mooy ñëw dogal li leen benn yoon ñu abale quoi. ci kaw loolu gis nañ ne par rapport ak li fi jot a développé yëpp yan solution nga gis ne moom lañ war a mën a apporter par rapport à commune de Mbao ci yenn problème yi nga xam ne moom la ñuy dund. bon pour ICS dama wax ne nañu délocaliser unité bi traité ammoniac bi. beneen bi marigot bi nañ ko réhabiliter parce que damay wax toujours marigot bi bu ñu ko réhabilité wulee dinañu fekk suñu suufalal di ñu dóor ay dret et je pense que commencé na parce que Mbao day inondé c'est pas normal. effectivement beneen solution Mbao il lui faut mu am un plan d'assainissement général. boo xamee ne ndox yi dañuy am nu ñu koy traité balaa ñu koy bàyyi ci marigot bi nga xam ne dañ ne mooy le versant naturel. Au niveau de Mbao et enfin am na beneen problème boo xam ne war nañ ko régler mooy suñu forêt bi nañ ko bàyyi parce que rapport yëpp moo xam GIEC moo xam Glasgow récemment ak COP bii waree ñëw danaa mooy COP 27 dañu wax ne nañu jëmbat garab bon tey kenn mënul nangu ñuy ñàggi ay forêt compensation yooyu ñuy dugal suñu bopp nag ci wàllu politique naan dañuy jëmbat ñaari garab fële nga xamee ne mooy aéroport Dakar 60 hectares xajoon na fa pour def benn parc pour urbain mais defuñu ko. mais forêt bi tamit wóor na am na sécurité daal. mais forêt bi mais c'est une richesse. damay ñu waxaat da ngay dégg ay bois de Boulogne da ngay dégg li nga xamee ne mooy le parc de la Goutte d'Or. au niveau de Lyon si je me trompe pas. bref forêt ci biir environnement bi ñu am urbain dañ ko war a aménager maanaam jubbale encore une fois population yi ak forêt bi parce que forêt bi njeexital bu baax rek la am. d'accord ci li may tëjee mooy ñëw na ba noppi jóg jot na loo ma ciy wax. jóg jot na mooy ñu permettre ñu aussi à Mbao ci temps yi sonn nañu aussi bien que y a un projet ñu doon defaraat tali bi mais ma foi oto yëpp yàqu nañu mais nañu fexe ba tali bi ñu ubbi ko au moins tuuti nit ñi mën a dem accéder parce que yéen tey bu ngeen doon ñëw Mbao da ngeen di galérer xam nga te loolu ça fait déjà 2 ans ou plus donc le maire là avait relancé travaux yi mais vraiment il est temps que ñu régler loolu enfin li may wax mooy appel la sax le 25 inchallah muy dimanche 25 à 10h dañu am benn marche pacifique pour problème yi nga xamee moom la ñuy wax ci Mbao ñu mën ci taxaw ñu ngi ciy invité waa commune bi parce que le maire aussi am na si loo xamee ni peut-être bu ko mënul wax ñu mën nañ ko wax mais moom dafa war a nekk un partenaire pour jàppale ñu si loolu parce que ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex mooy Mbao ñoŋ Mbao avancé départ bi 10h la au niveau du rond-point de Grand Mbao donc di am mbégte dalal la suñu plateau Guirène Diène di kontaan bu baax a baax ça fait plaisir moment loolu moo nekkoon ci li nga xam ne mooy invité spécial. waaw mi ngi noonu ñu amoon mbégte loolu recevoir ki nga xamante ni mooy monsieur Guirène Diène ñu amaat mbégte lool nag te kàddu yi nga fi yëkkati it am na solo loolu ñoo ko Luka. xam naa ni temps bi mayetuñu ko waaye nag li nga xamante ni li duuf si nag bi yëpp xañul si cin bi waxtaan bi neexoon waaw te waxtaan bi neexoon na donc xam naa rek dama leen di daal di bàyyi ngeen tàggatoo internet yi ñu doon seetaan. d'accord man ci kaw loolu li may tàggatoo rek mooy que Guirène man moom li may wax mooy que par rapport au directeur ONG Jeunes Loisirs et Techniques Infrastructure donc xam naa loolu dañ si ñëwaat ci beneen émission incha allah di am mbégte dalal la suñu plateau.
incha allah bon maa ngi gërëm waa Ndanane TV Gisèle Tis nekk na fi toujours pour dalal xale yi yar leen jàng leen métier. donc parents yi ñu ngi leen di wax tamit ñu profité dem inscrire seen doom comme ni ñu koy defee pour école primaire yi. bon c'est pas une publicité mais bon. non yow kay partenaire da ngay ñëw dañuy ñëw doon partenaire. waaw pourquoi pas mais daal ubbi nañu inscription yi. moo xam ci métier ñaw bi moo xam ci wàllu électricité bi. moo xam ñiy def. soudure ak ñi nga xamee tamit dañuy def menuiserie bois aluminium waaw ñu koy boole léegi ak énergie solaire aussi am na yooyu yëpp dañ koy boole aussi ak entrepreneuriat ak développement personnel gestion de carrière yooyu yëpp léegi mën nañ ko di jox xale yi dans la grande banlieue donc waa Tëngéej waa Bargny en fait département bi yëpp ak waa Pikine ñëpp ñu ngi leen di invité ñu ñëw di gërëm aussi suñu mbokk waa Tëngéej yi parce que fi la ñu defee tout tànk quand même humanité au lycée Sadji di nuyu aussi suñu mbokk jokkul yi bàyyi ñu kenn yal na yàlla dafa leen jàmm yàlla kër gi dem ba nekk une grande maison de communication am quotidien ak yëpp waaw yàlla mën na ko donc félicitations aussi à toi Mamadou parce que depuis des années yaa ngi ci waar bi waaw on est fiers de te voir ici et avec tout le développement et remerciement à toute l'équipe à l'administration de Kër Ndanane TV. merci ay ndaanaan ngeen daal. voilà. ayca bu ngoog kon maman fa laa jaaree rek profité tàgg comme temps bi xoñ nañu di am mbégte dalal ki nga xam ne mooy Guiré Diène di nuyu képp koo xam ne yaa ngi yeewoo diwaanu commune de Mbao di gërëm tamit waa Tëngéej bu baax a baax parce que gis nañ ne télé bi def nañ ko léegi seen moomeel. et ça fait plaisir di nuyu suñu directrice bi nga xam ne ñibbisi na. temps yi dafa dawoon jëloon congé gu bëri nag congé gu bëri la jël di féliciter ki nga xam ne mooy sama xarit sama doomu ndey jàmbar. xam nga sa bopp jaruma wax tur comme que moom international léegi bëggatuñu siiw donc kontaan naa ci yow frère moom day suivre nos émissions waa diaspora bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal Diack amal jàmm mais directrice bi ñëw na tey. merci beaucoup donc mi ngi noonu ma amoon mbégte loolu bokk ak yéen plateau bi di remercier ñëpp nag rawatina internaute fidèle internaute yi nga xamante ne ñoo safoo Kër Ndanane TV di ñu seetaan saa su ne rek maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. waaye fàttewuma benn yoon samay techniciens yi nga xamante ni nee naa bu image yi leeree rek ñoom la ba tax na ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp samay chroniqueur aussi maa ngi leen di remercier bu baax a baax waaye du ma fàtte Moussa Tailleur Moussa Couture daanaka tey tenue bi ma sol moom moo ko ñëw ne ma rek defee ko plateau ba tax na tey ma daal di koy sol ku ko bëgg rek xam naa numéro bi moom dina jàll si barre d'écran bi may nuyu waa Ndanane Shop ñoom ñi nga xamante ni ñoom laa àndal samay émission ñu may solal saa su ne fàttewuma tamit ki nga xamante ni mooy NF Beauty nee naa lépp lu jëm ci maquillage moom moo ko yor moom it numéro bi dina génn may remercier aussi samay partenaire Julie Secret di remercier aussi Aquaterra di leen waxaat rek bon waxal Aquaterra. Aquaterra. ah. Luka. baax na woon non kii fàtte na donc mu ngi noonu may remercier ñëpp fàttewuma kenn di leen joxaat dig daje ci seen beneen émission Café Show di leen wax que ni rek partager leen émission yi ngeen am fulaay abonné comme ni ko Luka di waxee. donc à très bientôt et gros bisous à tout le monde.